waaw nañu jàng fatiha salaatal fatih de addi yonent salaa salaam ñaan yàlla na defal tawféex waa jamiya bi ressortissant dinaat yi nekk extérieur yan neen yàlla dina dooleel ba ñu gën a mën a def yeneen action yu ëpp yi yan ñëpp fekk ko bi jaay seedi wuju yan yàlla dool so fatiha salaatu fatih góor ak jigéen mag ak ndaw mbir moo gis nag am na koo xamante ne moo ko jiite li muy nekk tout tànk di Youssou Ndiaye mii moo jiite yëpp ndëg waaw te ndëg nan waxante dëgg ndëg jaa al xaq ma sa xaqal baatili innal baatila kaana saxuuxan Youssou Ndiaye gannaaw gu yaatal yore sincère lañ bu rafet ñëpp ndëg la joxab cër te ndëg sax sun bila adabin ka masali durin wal yaqutati indal bahaymi nit ko amul ay teggin mu ngi mel ni rek nga am or am xaalis sa xar mu nekk seen kër am tuwa biir nga takkal ko lam yax jaaru yi est ce que xam na ni nga xëy takkal nit ko amul teggin noonu la mel ñu ngi leen ñaanal xaxale naat yëpp ndëg yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla may yiw ñi fa nekk ñi fi nekkul lii lu rafet la te ndëg moom la yàlla wax waxtasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu moo waral lii ñi koy déparé ba keraa moo jeex ilaa yoma yëpp suna yàlla leen yàlla may jàmm wasalaamualeykum wa rahmatulah. Lamine Mbengue imam ñu ngi lay nuyu di la ziar di sant yàlla bu baax di jublu ci waxtaan wi di wax ne ni lañ ko defoon daaw defawaat ko ren muy suñu deuxième édition yàlla nañu yàlla may fekk ak tal xam naa dañuy jox kàddu gi rek ki nga xamante ne mooy Youssou Ndiaye après Sana Ndiaye Sana bu ko defee. Le représentant yëpp ngi fi Ajuden mu ngi fi réseau mu ngi fi te ñu fi teew ñëpp ak Bilal ak délégué de quartier yi vraiment ñu ngi koy rafetlu ak suñu wayjur Mamadou Ndiaye di suñu lépp vraiment di wax Faye mi nga xamante ne moo fi représenté ñëpp ak Grand Thiaw ak imam Mathiam mi nga xamante ne moo joxe sànq ñaan gi di ñaanal aussi Billy ak Faye seen taxawaay ak Versailles mi nga xamante ne ñun ñëpp ñu ngi fi. lii nag comme j'ai l'habitude de dire ndinaati ngi nii ndinaati démb ngi nii ndinaati tey ngi nii lii continuité rek la ñun dooruñu ko fi ndinaat moo mel nii moo tax ñun ñu ñëw defax ñoom nii gàcce ngaalaama nag doomi ndinaat yëpp rawatina nag waa bitim réew. parce que ku gis toilette yi ñu dugg fi filmer ko sànq gis ni toilette yi mel vraiment xol dafay sedd ba bu xew-xew amee fii sa xol dafay sedd loolu ci kaddu yooyu nag la ñuy jëlee kaddu gi di ko jox le président Youssou Ndiaye moom it bu ko defee mu mën koo paas ñi nga xamante ne ñu ngi fi taxaw di ay kilifa représenté fi ndinaat gépp barakallahu fiik macha allah. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nooyu waa ndinaat gi yëpp di nuyu waa Yoof di nuyu aussi waa diaspora bi vraiment di wax ne tey dañu teew fii tey si ndinaat fas yéene doxal leen fii ay kàddu di ci gërëm en premier ressort imam Mouhamed Ndoye mi nga xamante ne moom la yàlla teg ci kanamu jullit yi te suñu sëriñ Mathiam mi teewal ka fi di wane na rek Yoof benn bopp la ñuy rafetlu imam sa taxawaay bu baax a baax di rafetlu ñaan yi loolu weesoo nag ginnaaw bu ñu gërëmee waa Ndinaat ñëpp ñuy gërëm particulièrement waa Ndinaat diaspora ay waa Ndinaat la ñu dëkk mais dañu fi newul moo tax moo waral diaspora boobu di leen remercier encore une fois remerciement boo xamante ni daanaka sax mu nekk ñaan moo gën parce que nit bu fekkee da nga bokk ak moom mbir loo taxaw moom mu lay jiitu toujours ñoom ñooy wane les premiers actes loolu dafa jara rafetlu ñu nekk suñu ay rakk yu baax nag vraiment ñu seq ak ñoom collaboration bu franche lépp loo xamante ni yëkkati nañ ko si Ndinaat luy jëmale dëkk bi kanam maanaam si wàllu infrastructure wala si wàllu social kenn du leen si jiitu lii koy indee ngi nii tey donc ñu ngi magnifier toujours loolu di leen wax ne nag ñu ngi koy saluer à sa juste valeur parce que fii ñu taxaw tey jii nii mooy defaroon nañu jàkk te jàkk aussi dafa am ñu ko war a accompagner
ya fa manqué woon mu jëm si wàllu toilette parce que nit mën loo wax diine te waxuloo set ñu ñëw defar nañ fi toilette de très haute facture yoo xamante ni tey boo fa duggee da ngay defe ne yu bees la ndax qualité bi waaw donc pour dire que rek ñoom seen taxawaay du tey waaw mais lii tax mu gën a am solo mooy si contexte bi mu toll maanaam dañ nekk si contexte koor am lu si yàlla wax ñun suñu njàng soroyul waaye ñu ngi dégg imam bu baax a baax yi nga xamante ne moom lay jàngale si tafsir bi muy yàlla dafa bind ay doom aadama yoo xamante ne yamuñu wërsëg mu insister ne yéen ñi am na ngeen génn si li ngeen moom daanaka sax moomuñu ko loolu yool yàlla lañ ko war a doyloo moom ndax a wax rek ñi ngi ko war a joxal bu yàlla defee nag ñoom ñu indi fii yu mel nii nga xamante ne si ñi la jëm te xam ne boo laa taxawal société il faut nga taxawal nit te nit nag bu lekkul wérul ak kiwam day des donc nit war nañ ko mettre dans de très bonnes conditions pour mu mën a rawale dignitéem loolu nag li ñu def nii geste bu noble la vraiment ñu ngi koy saluer à sa juste valeur waaw li ngeen def nii nag ñun aussi dinañ essayer topp si trace yooyu xam ne addina bi dimbalante rek moo fi nekk ñi nga xamante ne yàlla sédd na leen ñu am bu ko neexoon ñoom ñooy nekk sa suuf ñi nekk suuf nekk si kaw ça veut dire que société dafa war a évoluer si noonu ñi xamante ne yor nañu astuut di dimbale ñi nga xamante ni dañu xaw a nekk si ay difficultés waaw loolu nag vraiment muy doon lu rafet encore une fois suñu frères diaspora yi defaat ka loo xamante ne ñun ñoo ko waroon def d'abord mais ñoom ñoo ñu si jiitu mais loolu nag xam na ne ñun ak ñoom yëpp benn lañ du c'est pas des Ndinatois à part ñëpp ñoo bokk dëkk bi waaw donc di leen remercier bu baax a baax bu ñu amoon lu ëpp remercier ñu def ko la sa des rek mooy ñaanal leen yàlla kenn ku nekk si ñoom la nga seeti ji foofa yàlla na nga fa am loolu rëpp sa njort waaw mën a toppatoo sa njaboot ba mën a gestu dëkk bi parce que dëkk bi aussi c'est mbir mi lañ bokk donc gërëm nañ leen bu baax. beneen bi si vous le permettez Elhadj Malick ma jéem a glissé wu tuuti rek par rapport ak li nga xamante ne moo fi xaar Ndinatois diaspora pas Ndinatois diaspora rek mais Ndinatois de façon générale mais comme que tey ñoom seen bés la ñu ngi leen di di leen soñña si li nga xamante ni moom la ñu commencé si Ndinaat c'est un appel solennel boo xamante ni dama bëgg ñoom ñu dégg ne waa Ndinaat ñoo wax parce que dafa am lu ñu commencé nañ defar douche bi ànd nañu ak ñoom ñi nga xamante ne ñoom seen ay représentants fii muy El Hadj Diop ñoom Bass ñoom Ndiaga Ndoye ma koy nooyu au passage président Ndiaga ànd ak ñoom parcourir littoral bi li nga xamante ne moom la Ndinaat am en patrimoine lépp saytu nañ ko ba bu si ne utal nañ ko këyit la sa des rek mooy dugg si mise en œuvre yi yàlla def li nga xamante ne mooy planning bi nga xamante ne moom la ñu tegoon war si ànd ak waa Ndinaat diaspora mooy bu ñu jógee si toilette yi dañu war a attaquer boulangerie boobu aussi ñu leen si soñña di rappeler ne toilette yi ñoom dañ ko defoon sur fonds propre boulangerie bi aussi dañ koy def sur fonds propre loolu lépp pour dimbali dëkk bi donc ñu ngi leen di ñaax que loolu dans les plus brefs délais buñ ko mënee vraiment dugg ci liggéey bi parce que Ndinaat en a besoin vu situation économique bi nga xamante ne moo xew ci réew mi vraiment ñu am yoo xamante ni nañ ci mën a sukkandiku pour alléger souffrance yi da ciy baax beneen bi mooy sunu kër galee ñuy wax kër Ndinaat boobu aussi ñu ngi leen ci woo parce que commencé nañ ko boo xamante ne sous la houlette du comité de gestion ak waa Ndinaat gi yëpp commencé nañ ko ba def fi fondation bu mucc ayib boo xamante ni rien que pour la fondation ça a coûté plus de 7 millions waaw donc léegi ñu leen di ñaan seen taxawaay aussi exceptionnellement ñu leen di ñaan seen taxawaay yaakaar nañu ci aussi seen i partenaires yooyu xamante ne ñoom ngeen dëkkal ñu ngi ci mën a jàppale rek ngeen jàppale ñu ci waaw encore une fois loolu sunu devoir la parce que ñun ñooy seen ay mag bu xamante ni lépp loo xamante dañ ko war a yëkkati seen Ndinaat rek yéen kenn wur leen see jiitu yéen a ngi ci mais nag du tere ñu ñaax leen sur ce maa ngi leen di gërëm encore une fois
di leen sant di leen ñaanal yàlla te lu jëm si ñaan yi da ngi imaam a ngi nii defe naa ne dina tenir compte en compte loolu quoi parce que jullit amul lu dul ñaan mais profité rek di gërëm mi imaam Mathiam bu baax a baax si taxawaayam bi nga xamante ni moom la am si dëkk bi ñu koy gërëm bu baax encore une fois imaam jërëjëf yàlla na yàlla yàggala suñu kanam ba nga continuer teewee jotaay yu mel nii kontaan nañu trop di nuyu nag Ndenaat général de façon générale composante yi fi nekk boo xoolee tey nous avons ici notre grand frère Sana Ndir El Hadji Sana le grand Ndeye Ndiambour yoo xamante ni defe naa ñi yéen waa diaspora bi mi ngeen ay kiiwam bu baax a baax parce que addina bi fi mu toll addina communication la waaw parce que lépp loo xamante da nga koy def da nga siy bëgg mu am visibilité te daanaka si wàll woowu mu ngi siy liggéey bu am solo en dehors de casquette bi nga xamante ni moom la ko yàlla jox si dëkk bi mu ngi taxaw loolu de très forte manière donc grand Ndeye Ndiambour El Hadj ñu ngi lay gërëm bu baax a baax si taxawaay bi ñu ngi nuyu aussi délégué de quartier Issa l'infatigable koo xamante ni ñoo bokk lépp waaw vraiment ñun la ñu war a liggéey sax daanaka moom moo koy liggéey te uti si ku ko aw uti si jaajëf te liggéey bu délicat la waaw mais donc ñu ngi continuer di ko gërëm vraiment ci turu Ndenaat gi yëpp quoi di gërëm sunu bilaalu bopp bi El Hadj Malick ka sant bu baax a baax aussi si teewaayam waa Azidan sont représentés ici aussi par notre frère Majib Samb di ko gërëm si taxawaayam parce que on peut pas dire un développement quartier te waxoo wàllu environnement moo nekk au départ et à la fin de tout te mu am si paste trop ndëkk wàlla woowu sax moom soxlaa naa ay partenaires s'il le faut bu fekkente ne mën ngeen a am ñu ko accompagner foofu aussi tam nous sommes demandeurs donc daal loolu laa amoon dégg nga wax sans compter nuyu suñu mag El Hadj Mamadou Ndiaye mi nga xamante yi moom la yàlla def mu taxaw fii si jàkka ji waaw bés bu yàlla sàkk boo xëyee fii lay ñëw toog fi ba ngoon waaw donc loolu ñun amee lañ ko ñukkal te loolu ñun ñi la waroon waaw donc ñu koy gërëm bu baax di gërëm Jo mi nga xamante ni moom si Ndenaat diaspora la bokk waaw vraiment ñu ngi koy gërëm di gërëm dëgg suñu entrepreneur bi Billy Laye di ko sant bu baax a baax a baax a baax si taxawaayam di ko sant di ko gërëm waaw parce que xam nañu ak Ndenaateem ni nga xamante ni moom la taxaw si chantier yi nga xamante ne moom la Ndenaat di def vraiment ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla gën ko dëgëral gën koy ubbil yeneen di perspective di gërëm Faye Seck ki nga xamante ne moo yor wàllu organisation avec toute sa commission vraiment ñu ngi koy gërëm aussi si taxawaayam ku am solo la si dëkk bi voilà donc il est dans l'ombre mais ku am solo la parce que ku wax wàllu organisation dëkk bu amul organisation du am dara waaw donc ñu ngi ñaan waa dëkk bi ñu gën ko dooleel xam ne li muy def ku mu daal sa kaw tam nga xam ne defu ko parce que loolu mënul ñàkk ab dëkk il faut muy am ordre moo tax liggéey boobu délicat mais ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ne toujours Ndenaat tang sa ginnaaw di gërëm ñi nga xamante ne mooy l'ensemble quartier bi yëpp ñi fi teewal nañ ñëpp fi mu nekk ni daal seen Ndenaat dans sa globalité mën nañoo wax ne ñoo fi nekk donc en Vince a ngi taxaw man Vince gisuma ko woon sax nii la mel ndëkk Vince nii la mel waaw nitu kersa la il est toujours discret si ce qu'il fait mais il est très efficace am taxawaay si Ndenaat am taxawaay si Yoof waaw di taxawu xale yi suñu lycée bële lu nekk la fay def mooy taxaw liggéey bi guddeeg bëccëg bu xëyee bàyyi soxlay boppam nekk si soxla si dëkk bi donc ku jara remercier la c'est que c'est quelqu'un de très discret ay waxam barayul mais il est très efficace comme ni ma leen koy waxee lu bari ndëkk mu jàngal ñu ko aussi ñu koy gërëm bu baax a baax donc j'ai été très long ba di sax gisuma ko bon di ko gërëm bu baax aussi suba rakki boppa jooju ak Talla Mbaye bi nga xamante ne aussi moom mooy adjoint Faya ak Arona mi fi newul donc ñu ngi leen di gërëm ñëpp di gërëm aussi ñi nga xamante ne dañ féete aussi si wàllu politique bi di wax ne rek ab dëkk bu wootee dañuy xam ne dëkk la te yàlla dafa def Ndenaat ku si ne am na foo nekk te loolu noonu la àddina bindoo comme ni diine ji ñi nekk Tijaan ñi nekk Laayeen ñi nekk leneen bu jàkka yi jotee ñëppay ñëw dootoo fi xam kii fan la féete noonu la politique mel mais daal ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp dans leur globalité di gërëm ñi nga xamante ne ñoom la yàlla def tey jii ñu nekk ci maire bi muy Seyna Issa Samb boo xamante ne Majib mi représenté na ko fi moo bàyyiwaan ñu leen di ñaanal yàlla lépp loo xamante ni séntu ngeen ci dëkk bi rek yàlla leen ci yàlla jàppale. voilà wasalaam donc loolu laa amoon du may wax
j'ai été un peu dispersé nag mais bon je suis émotion beeg yooyu parce que suñuy rakk li mu def dañu dafa rëy quoi macha allah yàlla nekk en benn tache d'huile boo xamante ni Yoff képp dañ koy rëy waaw parce que lii lu am solo la dimbali sa mbokk lu mu jëfandikoo vraiment y a rien de tel donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Ñang ak El Hadj Oumar Ngalla Ndoye le président bi nga xamante ne mooy président association doomu Ndinane de la diaspora muy El Hadj Ndiaga Ndoye ñoo ko fi représenté ak son vice président Ousmane Mbengue di gërëm waa bureau bi di gërëm isuit waa bureau bi yëpp li ko dale ci imam Lamine ba ci ñoom Idrissa Ndoye ak Jo Ndir Mbengue gis nañ sa taxawaay suba ba léegi ñoo ànd yor oto bi di indi bagage yi di gërëm aussi Ndeye Mori Mbengue di gërëm aussi vraiment waa bureau bi yëpp daal amaana ba su ma limee mën naa jum waaye comme que situation bi dafa toll foofu nit bu sonnee ci dara il faut nga gërëm ko sant ko président Youssou ñu ngi lay féliciter di ñaan yàlla subhanahu wa taala li yàlla nañ ko yàgg def donc je pense que ne doomu Ndinane diaspora dinañ gis seen bopp ci li nga wax doomu Ndinane diaspora dinañ gis seen bopp ci kër Ndinane ki nga xamante ne ñu ngi koy liggéey ñu war cee taxaw am ci pas-pas boulangerie bi nga xamante ne bokkoon na ci suñuy programme incha allah léegi nga ñu jox accord na ñun ñoo ci des donc incha allah su ngeen sommee ña fa nekk rek ñun daañu commencer travaux yi parce que les fonds sont disponibles et éventuellement aussi dinañ xalaat ñu nit nan lañ mën a def ay jéego jàppale leen ci li nga xamante ne mooy kër Ndinane mais da di buñ la dénkee alal doo jël décision mi te waxtaanoo waa bureau bi waaye daal waa bureau bi ak képp koo xamante ne nekk nga ci doomi Ndinane lii ñu fi indi muy teraanga ñoom ñëpp a ko def ñoom ñëpp a ko def donc nañu leen ñaanal doomi Ndinane yi nga xamante ne ñu ngi bitim réew seen xel jogul ci fii te lu waay di def seen xel a ngi ci sikar ji ñuy def ci liggéey gi tax mu ngi fi xam naa suñu paree dina leen may tuuti rek ci tafsiru vidéo bi dina ko jël ñu may leen tuuti ci tafsiru imam bu ko defee ñu barkeeloo ko ba déwén waaye daal on va passer à l'action di gërëm suñu ndiyaay suñu papa suñu xarit Mamadou Ndiaye mënuñu wax ba àggal te duñu ko gërëm parce que vraiment lu mag ñi daan def rek ak Ndiaye ni Mamadou Ndiaye ngi koy def am na ci loo xamante ne rafet na trop ñu ngi gërëm aussi Bilal El Hadj Malick ak Versailles ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom Ndiaye Sana ci biir la bokk Issa ci biir la bokk donc daal kontaan nañ ci yéen Bili kontaan nañ ngeen Jóob vraiment yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu taxawaay yi wasifa yi am fii nag ñu ngi koy sant xale yi Ndinane yëpp vraiment saa yu ajjuma jotee bu ñu wasifa ba pare sa xol day set loolu vraiment taxawaayu xadara bi la ak taxawaayu jàngilaay ni fii am taxawaayu xaadir yi taxawaayu murid yi askan yëpp fi nekkee ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen baalu ak xam naa ñu def remise bi symbolique bi rek bu ko defee ñu mën a xam ne andi nañ 40 sacs de ciment daaw 20 la woon ren ñu def ko 40 ak 20 sachets de ndox yu kii yàlla nañ leen jox ciment soble yàlla nañ leen jox ciment waaw donc jox nañ leen 40 sacs de soble njaayeen yee tax quoi xam naa moom lu njaay may xool looloo tax léegi ak ndox mi ñu indi 20 tàndarma ji nag xam nañ ne koor gi jeex na njaayeen yi fu mu nekk nii mer nañ waaye terewul it dinañ fa indi barkeelu ci waaw ndox mi nag pour laylatul xadar bi la léegi aussi tàndarma ji jeex na waaye terewul it dinañ ko joxe rek pour ñu barkeeloo ko quoi en tout cas daal ñu ngi gërëm waa doomi Ndinane diaspora ñëpp di gërëm El Hadj Malick dinaa jël si sama place parce que man maay Bilal bi man dama ko jox rek waaye man dinaa jël si sama place ajiden waaw loolu sax duñu lay gërëmee waru gor la parce que ndoneef la waaw ñun dara umpuñu fi donc mais nag li nga lépp loo xamante ni war na leen fii si taxaw si penc mi yéen a ngi ci donc yàlla na yàlla doole dëgëral leen alhamdulilah gën leen a may kattan ba lii leen war si Ndinane ngeen war ko taxawee waaye yow sama rakk nga de waaye li nga bëgg moom dina jafe laaj Malick moom remplace damay jël place Bilal bi waaw yombul donc di wax waa diaspora yi rek encore une fois ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax que li ngeen jëm nii muy ay soble yi nga xamante ni dafa jox pour jàppare famille yi incha allah dinañ def lépp ba ñi nga xamante képp koo xamante ni da nga loo ko war a mën a am la dinañ ko teg si sa loxo day doon loo xamante ni léegi c'est à titre symbolique parce que Ndinane dafa am ay nécessité ñoo xamante ni ñoo gën a yeyoo incha allah dinañ ciblé nit ñi di ko joxe par priorité de catégorie waaw dañ koy commencé ñi nga xamante ni ñoo gën a kii rek ba fa mu yem waaw mais Ndinane nag ni mu bindoo mooy kenn ku jot rek mel ni ne ñëpp a jot waaw donc daal ñu ngi leen di sant encore une fois yàlla na yàlla jàppale leen la ngeen uti ak weeru koor wi ku si ne yàlla nga am ba am loolu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp
ba tey ñu ngi taxawaax ki nga xamante ne mooy Ndir Mbengue bu nekk représentant diaspora bi fii si Ndenaat grandir tey journée tey bi ban jàngat nga ci am ak ban yëg-yëg. waaw jërëjëf Majib daanaka kàddu gi du gudd ndax liñ si waroon a wax yëpp président Youssou wax na ko ñun nag Ndenaat la ñu fi nekkal ndax ay doomu Ndenaat yoo xamante ne ñoo nekk si diaspora bi seen xalaat yëpp mu ngi si liggéey si loo xamante ne luy jëmale Ndenaat kanam donc loolu moom. dañu si ànd te dañu koy def lu tax parce que ñun Ndenaat la ñu nekkal fële waaye Ndenaat la ñu nekkal fii waaye di wax rek ne dafa am collaboration boo xamante ne bii ñun doomu Ndenaat diaspora dañu ko def ak ñi nga xamante ne ñi ñoom ñooy comité de gestion wu Ndenaat bi comité de gestion bi ki nga xamante ne ki mooy le président dégg ngeen ko léegi muy président Youssou wax na ko léegi alors tey jii am nañu mbégte bu rëy bi mooy fii nga xamante ne fii foofu lañ bëggoon a def day boulangerie bi tey jii président jox nañu ko si kàddu dëkk bi ak si kàddoom ak kàddu dëkk bi foofu ñu fëskee ne dem defare ji place boobu ngir def fa li nga xamante moom mooy boulangerie bi waaye du ñu leen bàyyi ñun aussi doomu Ndenaat diaspora dinañu accompagner waa Ndenaat si liggéey bi nga xamante ne bii moom la ñuy liggéey muy kër Ndenaat incha allahu rabi information bi dina jàll bureau bi dinañ ci waxtaan bu pare ñu jaarale ko si comité ñu jaarale ko si bureau bu mag bi comme ça léegi ñu xool aussi nan la ñuy jàppale waa Ndenaat comité de gestion bi si lii nga xamante moom mooy liggéeyu Ndenaat bi nga xamante moom mooy këru Ndenaat donc sant nañu leen gërëm nañu leen Majib def naa loolu laa si doon dolli jërëjëf. waaw waa Ndenaat diaspora ba tey ñu ngi taxawaax kenn koo xamante ne jeune la nekk xale boo xamante ne wax dëgg yàlla entrepreneur la nekk fii ci Ndenaat tey boo xoolee projet bi nga xamante ne moom la ñuy wax muy kër Ndenaat mën nañ wax ne tey ji moom moo yor liggéey bi ba pare aussi représenté fi aussi ñi nga xamante ne ñooy réseau des acteurs nekk ay jeunes yoo xamante ne tey ji ñoom it dañuy def si développement Ndenaat muy pavage comprendre nga mu nekk ñoo xamante ne aussi moom tey ji représenté na leen fi mu ngi tudd nag Billy Laye moom lañ ko gën a xamee Billy tey boo ñu doon wax tey jii si projet bi nga xamante ne mooy kër Ndenaat ak yi nga xamante ne mooy réseau bi tey boo ñu doon résumer tey si yan pàcc nga ñu si mën a dolli. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Ndenaat maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant si o bi ñu elazo si remise de don bi ñu def defe naa remise de don bi ñu def nii def ko si weeru koor li si yàlla wax xam nañ di ñaan rek yàlla fay leen mais di ñëw defe naa bëgguma woon sax wax parce que président bu waxee ñun amatuñu kàddu si kawam te moom wax na ba pare li Majib wax si kër Ndenaat defe naa première phase bi pare na parce que fondation bi pare na élévation bi moo des te ni mu ko waxee tamit loolu moo am parce que foog ñu jàpp si rawatina waa diaspora c'est déjà man am naa ñu ma si waxal ñoom de yëguñu ko woon sax xam ñu di leen si woon rek pour ñu jàpp bu baax a baax parce que deuxième phase bi moo gën a metti première phase bi te bu si waa dëkk bi jàppul du sotti te dañ koy def ñoom defal ñu ko seen bopp defe naa fondation bi ku ko gis xam ne suñuy sëtaat sax dañ koy fekke bu soobee yàlla loolu daal appel boobu na si ñëpp taxaw na ko ñëpp uyu si appel bi mu woote noonu parce que wootew ko pour boppam pour Ndenaat a tax mu di ko woote koo xamante ne day sonn guddi sonn bëccëg pour quartier bi kon bu wootee pour ñu jàppale ko ñëpp dañu war a ñëw fekk si que defe naa kàddu gi loolu rek laa si mën a teg parce que moom wax na lépp mënatuñu wax leneen si kawam. Billy ba tey comme yow si côté réseau bi aussi mën nga si avancer parce que aussi même kii bi la rek. pavage bi ngeen def tout récemment muy lu rafet waaw beneen bi mooy réseau des acteurs de développement de Ndenaat di ay jeunes yu ko porté di yëngatu si pavage ak reboisement defe naa première phase bi commencé nañ ko moo nekk nii si booru jàkka ji dañu war na continuer mais dafa yemb woon ak koor gi waa Cawe ni ne duñ mën a liggéey si koor gi dañuy bàyyi ba après koor gi pour ñu continuer mais li ñu yoroon daal yëpp produit bi yëpp mool nañ ko ba pare après koor gi incha allah dinañ xool yan mbedd la ñuy continuer mais yëpp pare na defe naa amaat nañ yeneen partenaire sax yoo xamante ne dañuy jàppale pour loolu xam nga te comme ni mu ko waxee monsieur le maire Seydina
amoon na ay partenaires yoo xamante ne dañ ñëwoon pour jàppale Yoff si pour pavage bi mais automatiquement ñooñu dañ ñëw rek mu ne leen am na réseau bu soxla ko Ndenaat te ay doomu Yoff lañ kon balaa ma siy wax dara dem leen ngeen seeti ji ñooñu bi ñëwee aussi gis nañ ñu waxtaan nañu wax ñun dañuy xaar après koor gi ñu commencé liggéey bi defe naa loolu rek la. vraiment ñooy jox sukkaru koor imam Mohamed Toy di jox sukkaru koor imam Papa Thiaw di jox sukkaru koor Bilal jàkk ji muy El Hadj Malick donc El Hadj Malick mu ngi nii am sa enveloppe yi noonu Youssou lii dañ la ko jox nga joxal ñu ko imam Papa Thiaw ak imam Mohamed Ndoye donc loolu daal mooy li nga xamante ne vraiment am na fi tey jii di rafetlu vraiment di gërëm mag ñi ci doomu Ndenaat diaspora en commençant par le président El Hadj Ndiaga Ndoye ci kàddoom la ñuy waxee waaye rawatina El Hadj Oumar Ngaalu Ndoye ak El Hadj Baye Sosa Ndoye Laye Gotte Ndoye Baye Mbor yaa ngi dégg ak Adja Ngone Ndoye mu France jigéen ñi daanaka suñu liggéey Adja Ngone rek lim nañ ñëpp mais vraiment ñu ngi rafetlu taxawaay bi kontaan nañ ci yéen lool yal na leen yàlla fay dëkk ñun nag seen i ndaw lañ mën nañu lu dul nekkal leen fii te li ñu fi nekk xës néew vraiment bëggoon nañ mu nekk lu ko gën waaye lépp lu ci dëngee it ci ñun la waaye daal ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala bi nga xamante ne lii nga xamante ne mooy woon budget bi ci waroon a dem dépassé nañ ko de 12 000 francs loolu bonne volonté boo xamante ne mu ngi woon ci biir moo ko def te yàlla tax donc nag ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di wax ne macha allah barakallahu fiik di leen remercier encore ci toilette bi man saa yi moo jàkkaarloog toilette bi sama xol day sedd parce que vraiment entretien bi ki koy def it vraiment ñu ngi ko ciy gërëm muy jabaru mikki di ko gërëm bu baax doo ñëw mu fekk mu salt macha allah ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant aussi waa réseau ñi def ñi pavé fii vraiment bi ñu koy pavé ñëw nañ ñu def ci lañ ci mën a xas néew waaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant aussi di gërëm adjudant di gërëm ñëpp président Youssou xam naa suñu toppee wax gi sax wax gi du fi jeex waaye daal chef de quartier Issa kontaan nañ wax ji nag mënuñu waxtu li mu ñu njaayee nii Papa Ndiankou Ndiaye mu ngi toog Papa Mamadou Ndiaye gis ngeen ko mu ngi nee toog Papa Sana aussi mu ngi fi di li faaya vraiment kontaan nañ daal barakallahu fii xanaa ñu jox Bilal rek mu def le dernier moo def ñaan waaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman waaw di sant ñëpp nag rawatina nag président bi nga xamante ne moom moo fi teew muy président Youssou Ndiaye ak délégué de quartier l'infatigable sax laa koy tuddee Issa ak Faaya mii ak képp koo xamante ne rek teew nga fi ak Papa Sana Ndir di wax ne nag yàlla de moo wax bépp nit boo nga xamante ne yëkkati nga sëb dërëm def ko ci jàkk wala di jëm ci yàlla aljana tabaxal nañ la fa donte ne lu mu ndaw sax kaabu lu day ni kaabu petax sax boo ko fi defee tabaxal nañ la fa kër loolu waxu yàlla la te kon nag lépp loo leen fi def rek yàlla na leen ko yàlla fay ngën ji fay te yombaleen nag ndax bitim réew metti na lool yombaleen nag lépp loo nga xamante ne moom ngeen fay wut di ko fa sàkku seen i këyit ak seen njaboot yi ngeen bàyyi ci gannaaw yàlla na seen xel daal ci gannaaw yéen ñi nga xamante ne da ngeen bàyyi fii yàlla ngeen di dégg jàmm bés bu jot ci seen gannaaw te it yàlla ngeen fa dundee jàmm li ngeen def nag dëkk bi yëpp ci gis seen bopp ba ci sax am na ñoo xamante ne dañuy ñëwoon bee passé ñu ñëw fi benn mariage ñëw ne ma mais lii nan ngeen def ba kii ko ma ne ko expliqué ko mu ne ma lii bu ñu demee ñoom parcelle dañ koy copier ñoom dinañ ko copier def comme ñun ni ñu def nii waaye loolu yëpp dafa am loo xamante ne moom moo ko waral muy mbir bu amulee njiit mooy li may wax bés bu jot ab dëkk day am njiit ma fa yàlla teg ñu jox ko cëram dëkk mënul avancer sans pour autant que ñu jox cër ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor dëkk bi ak ñoo jiitu ndax nguur yàlla moom moo koy fal moom moo koy joxe képp ku yàlla jox nguur rek dafa fekk yàlla defoon na ko ak loo ko bëgg te yàlla décidé wu ko doo ko am. di sant nag sama président bopp man dama naan sama président bopp ndax day ku bari sutura la te lépp lu muy def rek ci sutura la koy defee man day nee naa du ma fa ko jëf de ndax li mu ñuy defal ñun ñii ci jàkka ji nekk ci bilaal yi nekk ci jàkka ji te di ñun rek de wallahi lazim yàlla moo ma tiim te firee ma tiim amul lu mu ñu dul defal ci wàllu teraangaam lu jóge ci poosu boppam ba loo xamante ne sax mënuñu ko wax muy président Youssou Ndiaye bii te chaque fois boo gisee mu taxaw fii nit dina ñëw déy ko ci nopp bi taxaw mu yëkkate la muy joxe sax doo ko gis mu ngëbal la nga dem loolu nag ñi lay ñaanal yàlla na yàlla yàggal sa teraanga ndax nit am na te dimbaliwul mbokkam
nit am na te dimbaliwul kenn loolu nga ci am nag yàlla na la ko yàlla fay di ñaanal tamit Papa Sana Ndir mii tamit ak Baye Ndianku ak ñëpp yàlla na leen yàlla may wér ak wérle ak gudd fan ak Issa ak Jo ak grand Faye moom ak Baye Abdi ñooñu moom ñàkk leen ci ab dëkk sax dafa wóorul ñàkk leen ñii nii Faye man xam naa li muy liggéey ci dëkk bi dëkk damay bañ a xaabaabal di ñaanalit sama ancien maire Abdou Nar Mbengue amul taxawaay bu mu taxawul woon ci dëkk bi rek yàlla nag mooy joxe nguur te moo koy jëlaat te yàlla lépp li mu jëloon ci moom yàlla na ko jox lépp lu ko gën ndax taxawaayam ci jàkka ji man day seet naa ko damay seede rek benn boo xamante ne dañu demoon benn mariage jàkku mbengeen ma gis sa pendule mooy montre bu rafet bii nekk si jàkka ji ni ma toogee ma ne lii de buñ ko amoon suñu jàkka de dina rafet ma gëstu gis Abdou Nar ndeke de moom xel mi si li ma sama xel dem si loolu la xelam dem ma xëy la lendemain mu woo ma téléphone ne ma kaay monter affaire bi ma ne ko billaahi lii de moom laa doon xalaat fan lañ koy jëlee ndax lii dafa rafet te loolu muy ay gestes yu rafet te doonu loolu de muy nag lépp loo nga xamante ne ñàkk na ko yàlla na ko yàlla jox lu gën ak ñëpp mboolam jullit di leen ñaanal rek wasalaam. muy Abdou Nar di un ami d'enfance di un frère vraiment comme ni nga ko ñaanee sànq yal na yàlla mottali yéene yi parce que Youssou daf ko wax sànq politique fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi boolewuñu nag te xaajalewuñu waaye li ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala lii nga xamante ne suñu borom jël na ko fi teg fi keneen waa Yoff te jëlewu ko fi sax parce que ki mu fi tegax ñi fi jóge ñëpp benn la parce que Abdoulaye Diouf Sarr waa Yoff la ki fi nekk waa Yoff la donc ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na leen yàlla jox leneen lu ko gën yàlla amul lu bon maa ngi nekk yéen faddu wa maa inda Allaahi baa lépp looy def yaakaar na nit la koy fay rek nit ko fayu la ko suñu borom la koy fay te la ci yàlla du jeex mukk bay laa yomu din ñu ngi gërëm aouzu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim jërëjëf Ndeye Ndiambour El Hadji Sana ñu ngi am mbégte bu rëy fekk jotaay bu ni mel dëgg la sax waroon nañu mën a teew bu yàgg waaye dañu nekkoon ci réunion Fray Yoff tey seede fële sa jumaa ja ñu ngi door a yegg si ak président Fray Ndenat El Hadji Baytir Ndoy ak le délégué de quartier Issa Kébé mu ngi nii yàlla defal ñu sutura nag ñun Fray yi ba délégué de quartier président Fray Yoff ak président comité de gestion ñu ñëpp ñoo bokk génération bokk ci Fray Yoff comme président comité de gestion di Youssou Ndiaye lu ni mel nag ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax déjà li ñu defal face nii muy toilette yi defe naa affiche yi moo ne ni suñu gannaaw suñu jarbaat bi El Hadji Diop ñoom ak seeni partenaires yi ñoom ñoo ko fi defoon waaw pour le bien des Ndenatois tey it ñu ñëwati indi li ngeen gis nii yëpp ci ay saaku soble defe naa ndóoyeen ñi moom danañu kontaan waaw ñoom El Hadji Baytir soble bi yëpp ñu war ko def ci kër yi seen affaire baax na et ñaanal leen yàlla rek yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci diaspora bi di ay doomi Ndenaat xam na seen xalaat yëpp mooy lu jëmale Ndenaat kanam seen xalaat bépp mooy solidarité bi gën a tas fii ci biir Ndenaat et bon ñu ngi leen di ñaanal yàlla fa ngeen nekk waaw Ousmane c'est notre frère moo sekk magam ñu daa ko woowee Pekos ñoo jàngandoo école ci classe gi la bokk waaw fii si Jurawaale ñu ngi leen di remercier di leen ñaan ngeen nekk suñu interprète au nom des populations yoffoises en général mais ndenatoises en particulier yi nga xamante ne ñu ngi si diaspora bi di leen wax ne nii seen xel nekk ci dëkk bi ba lu ñu yëkki yéene ko seen quartier ñu nit noonu la suñu xel nekk si ñoom ñu leen di ñaanal yàlla seen sutura yokku yàlla defal leen jàmm defal ko seen njaboot def si seen poste lu bare loo xamante ne di ngeen si mën a suturlu jàppale si seen njaboot jàppale si seen quartier solidarité lii rek lay jëriñ vraiment comme on a l'habitude de dire impossible n'est pas rouge waaw mën nañu
atteindre ay sommets yu gën a kawe yi macha allah si barke maam yi barke kilifa yëpp barke weeru koor yàlla leen yàlla defal jàmm jërë ngeen jëf. ñi nga xam ne ñooy suñuy doom suñuy rakk suñuy jarbaat ñi nga xam ne ñoo ne diaspora bi waaw doon ay nit ñoo xam ne ñu sori si ñun la ñoo xam ne ñuy chaque fois bu ñu xëyee gis dëkk bi réalisation yi fi am même gis ko feneen sax dañuy am yaakaar ci ne dinañ ko mën a réaliser fii si ndenaat gii parce que déjà suñuy doom ñi nga xam ne mooy waññi ndenaat diaspora am nañ pas-pas boobu am nañ ambition yooyu waaw donc leer nañu ne aussi lépp lu ngeen sumb rek incha allah yàlla dinañ si jàppale ndaxte tey jii li ngeen gis ñu daje fii tey si remise bi ñu delloo matériel bi nga xam ne denrée alimentaire yi nga xam ne moom ngeen fi indi tey képp kuy kilifa si dëkk bi gis ngeen leen tey jii si télé bi tey yi ñu taxaw di recevoir li ngeen ñu yónnee dafa am solo trop waaw à travers ça nag gis ngeen si ne union moo am si dëkk bi ngeen fi bàyyi woon regroupement moo fi am mag ñi ak ndaw ñi ak kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb dëkk bi yëpp ku si nekk gis nga fi représentant donc loolu mu nekk loo xam ne li war na mën a dal seen xel wala se doole seen xel dal parce que seen xel yàgg na dal si seen i wayjur waaw donc du ñu def lu dul à chaque fois ñuy fexe di def loo xam ne lii dafay dal seen xel surtout ak booloo ak jàmmoo waaw loolu la ñuy ñaan aussi ngeen copier ko si ñun waaye lépp loo xam ne li aussi yéen a ngi koy def fii vraiment suñu fierté la suñu xel dal na trop amuñu dara lu ñuy def loo xam ne li dañ leen di ñaanal ngeen gën a am cohésion ngeen gën a am ànd fépp xam-xam foo xam ne à travers le monde xeeñtu ngeen fa wala sentir ngeen fa doomu Ndenaat mu nga fa ngeen fexe ba tàllal ko loxo bu leen tàllalul loxo ngeen àndaat nekkat benn waaw cordon bi des na waaw képp koo xam ne mu ngi si àll bi rek comme niñ ko mën a waxee rek ci yéen la bokk ngeen fexe ba nekk benn comme ni ngeen gisee ne nii tey jii nii dafa am solo trop teewaay bi ñu am fii ñu nga xam ne ñooy kilifa Ndenaat loolu ngeen am comme ay kilifa si dëkk bi mais bu ngeen gisee ne ànd nañ nekk benn rek c'est pour que yéen ngeen gën a continuer gën a dëgëral seen kànda fa nga xam ne fa ngeen di suturloo ba di si sutural ñi nga xam ne ñoom ngeen fi bàyyi si li ngeen fi def nii lu am importance la donc duñ si sori donc dañ leen di gën a gërëmaat bu baax di ko jaarale si Ousmane mi nga xam ne mooy taxaw tey jii nii xam ngeen ko bu baax mu bokk si yéen nekk koo xam ne kii exemple la waaw maa ngi koy wax baytar léegi nii rek parce que dafa am loo xam ne duñ ko bañ a wax Ndenaat gi yéen ñëpp fu ngeen dëkk benn anecdote rek ñun si Jurawal gi daan ngeen gis ne chaque année fii am na jàng yu fi daan am si Jurawal chaque année yooyu bu leen jàpp ne loolu jeex na wala fay na moom dafa ñëw tey taxaw continuer ko saxal ka mu nekk loo xam ne mbégte la si dëkk bi yëpp waaw donc loolu dafa bokk si loo xam ne ay mandarga yoo xam ne yu ngeen amoon ci seen i wayjur la ngeen gën ko jàpp bu baax duñu si sori nag mais jàppaleen ne Ndenaat gi yëpp à travers kuréel gi nga xam ne ñoo taxaw nii représentant yëpp ñu ngi am mbégte si yéen di leen ñaanal nag di leen ñaanal bu leen ragal dara yal na yàlla may wér addina bi moo toll foofu ku laa tal dara loo xam ne da ngay indi teraanga si dëkk da ngay am wér d'abord donc yal na yàlla may wér dolli leen sutura ba fu ngeen fëgg rek mu ubbeeku ba seen njaboot xaj si seenu askan wi de taxaw tey jii di wax ak yéen xaj ci loolu yëpp dañ leen di sant bu baax di leen ñaanaan jàppale ne daal am nañ bëgg si yéen ak fépp fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi rek waa dëkk bi bëgg nañ autant que nous sommes bëgg nañ si yéen trop jërë ngeen jëf yal na yàlla jàppale. asalaamaaleykum waa internet yi ñu ngi leen di nuyu waa télévision Yoff Média asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di nuyu waa Yoff di nuyu waa Activité TV di nuyu waa Yoff yëpp rawatina waa Ndenaat di rafetlu sunu doom ya nga xam ne ñoo ne extérieur ñu di leen woowee les Ndenatois de la diaspora c'est le geste combien symbolique ba nga xam ne def nañ ko defatee ko def nañ ko jëma ko fan si seen dëkk si seen quartier fa paay jaaroon fa maam yi jaaroon jaarati ngeen fa ndaxte nag Ndenaat référence la si biir Yoff de tout temps léegi à l'instant bi ñuy ñëw man ak président ñu ngi jóge réunion Fara Yoff yëpp yàlla def moom mooy président Fara Yoff Ndenaat comme niñ koy waxee rek am na way wu xale yi wax guddi ñun la bëccëg looluy dëgg loolu dëgg dafa jar décortiquer
Ndenaat royukaay lañu si lépp su fekkente ne dañu gis suñuy doom yoo xam ne dañu ne extérieur def benn bloc seen xel mi yëpp ne ci seen dëkk vraiment loolu foofu la ñu séentoo waa Ndenaat ñëpp ma di leen wax ne képp koo xam ne da ngeen gis mu dëkk Ndenaat wala baayam dëkk Ndenaat wala yaayam woo leen ko ngeen ànd ndaxte li ngeen def ñëpp ngeen ko defal waaye di leen ñaanal fa ngeen ne yàlla na yàlla doon seen wéttal projet bépp boo xam ne am ngeen ko yàlla defal leen si raw seen jort ngeen def ak jàmm ba ngeen bàyyi xel fii nag ngeen bàyyi xel baax a baax fii nde yéen a ngi fi bu ngeen fi bàyyiwuloon xel seen xel du ne ci lii waaye nag bàyyi xel pour retour bi il faut le prévoir waaw il faut le prévoir vraiment kontaan nañu di leen jaajëfal yéen dandooy ak Sana Ndiaye ndey ji jàmbur kii nga xam ne mooy El Hadj Diop nekk leen fii yéen ñi extérieur lépp loo xam ne war ngeen ko def na ko ba raw seen jort te defe naa il pouvait vraiment ne pas le faire ndaw lu mat ndaw la vraiment ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal collaborateur bi yëpp comme na mu ko waxee sunu rakka ji nga xam ne Mor Seck di Pekos di magam dafa bokk ci classe bi waaw te vraiment di ko baax ab dëkk rek lii la rek ab dëkk bul xaar loolu sab dëkk defal daxa naan man la ma defal mab dëkk te vraiment ci ngeen ne vraiment ñu ngi jaajëfal ñëpp yéen jégalu di leen baal wax jërë ngeen jëf. malgré politique jaar na fi mais ba tey jii nii tey Abdou Nar a fait quelque chose pour AGTEN li lay wan ne moom Ndenaat moo ko ñor maanaam politique la mais bu dara desul lu dul jëfi dëkk bi dañ siy taxaw barki alquraanu karim yàlla rek moo tax may wax waaw encore une fois di remercier ñëpp di ñëw rek di wax ne comme nii lii daal moo fi xewoon association doomi Ndenaat yi nga xamante ne ñoo nekk fële si diaspora bi ñoo ñëwoon fii si jàkki Ndenaat indi fi ay dons ku mel ni président ñëwoon représenté fi comité gestion bi Ndenaat bi yëpp chef de quartier bi mu ngi fi woon délégué de quartier bi ak imam yi ñëpp ñu ngi fi woon tey lii nga xamante ne moo fi xew ku nekk xam na ne ak weeru koor wi di ñuy jeexal ni nekk na lu am solo ci biir loolu yéen waa diaspora bi waa Ndenaat ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal di leen wax ne li ngeen man ren yàlla na ngeen mënaat double bi déwén parce que jox ngeen nit ñi inspiration lii inspiration la parce que nit ku nekk yaa ngi xalaat lu ne pour loo def si Ndenaat kon yéen su ngeen wanee bunte bi ñëw def ay toilettes ñu ne waat déen ngeen indi di dina tax xale yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci quartier bi gën a am pas-pas xam ne léppi dëkk bi la rek ci biir loolu ñuy remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax ne yàlla nañu ko teewe ay ati at fii ci Ndenaat incha allah rabbi jërëjëf.